mbokk yi asalaamaaleykum ñu essayé tënk ci quelques kàddu rek li ñu war a wax ci situation bi ñuy dund di doore sama kàddu ci jaajëfal askanu Sénégal jaajëfal askanu Sénégal delluwaat jaajëfal askanu Sénégal ndax ñun waa Yewwi Askan Wi mënuñoo sant ak gërëm lu doy askanu Sénégal ndax dañoo jóge ci campagne électorale muy ñaareelu campagne électorale bu Yewwi Askan Wi ci lu toftalu ci lu diggante juróom-benni weer mu gën a gudd defe naa juróom-benni weer la ñu dem ci anam yoo xam ne ñoo ngi doon jàmmaarloog ñoo xam ne ay milliards ci xaalisu réew mi dugal nañ ko ci campagne bi ñu dem ci daanaka loxoy neen defe naa seeni mbokk seeni naataango journalistes yi àndoon ak ñun gis nañu jafe-jafe yu ñu doon dund ak ñun waaye ànd ak loolu yëpp fépp fu ñu jaar askan wi réserver ñu ab tertu boo xam ne kawe na woon suñu njort lool te yéen ñëpp Sénégal yëpp ak àdduna yëpp gis ko nit ñi doon génn doon ay junni nit di ñu xaar ci naaj bi di ñu xaar ci taw bi di ñu xaar léeg-léeg ba ay 2 heures du matin loolu ku mu doyul dara dootu la doy ñun mënuñoo remercier lu doy askanu Sénégal waaye di leen wax rek ni yaakaar gi ñu am ci ñun ba tax ñu wane loolu lépp ci cofeel bu soobee yàlla yàgg naa ko wax yaakaar googu du mës a tas lépp lu ñu yaakaar ci ñun nañu xam ni suñu ngor suñu bëgg-bëgg ci réew mi weesu na foofu ndax dañ koy faral di wax ñun ñi fi nekk ñëpp kenn dugg ci politique ngir koppar goo ciy am wala poñet guñ la ciy jox bu doon loolu dong ñi ne ci table bi yëpp duñu campagne ndax amul kenn ci ñun koo xam ne tey dina dem assemblée nationale ndax soo nee député rek nit ñaa ngi gis ku ñu jox ndomb tànk jox ko 4x4 jox ko passeport diplomatique jox ko 1,3 million par weer jox ko carburant réew mu ndóol ni Sénégal nag ku ñu jox loolu dafa mel ni am na lu tuuti luñ la jox wala sax lu takku waaye ñi fi toog ñëpp amul kenn koo xam ne day dem assemblée te teewul campagne bi yëpp ñoo ko campagne wër Sénégal yëpp di nelaw 3 heures 4 heures du matin di lekk benn repas par jour campagne nañ ci taw campagne nañ ci naaj campagne nañu ci ngelaw loolu cofeel gi ñu am ci Sénégal ak yéene gi ñu am ci Sénégal moo tax ñu def ko kon ñu gàcce gàllama askanu Sénégal di leen gërëmaat ci turu conférence des leaders yëpp waaye ci turu Yewwi Askan Wi yëpp militante dinaa jagleel nag ngërëm gu spécial jeunesse su Sénégal bi parce que ñun bu ñuy commencé politique dafa am lu ñu bëggoon mooy fexe ba jeunesse su Sénégal intéressé waat ci politique ndax fexewoon nañ ba gëmloo jeune kuy jeune rek ni yow politique dafa salte mbirum mag ñi la bu mu la intéressé te loolu musiba la ci réew moo xam ne 65% ay ndaw lañu ñun suñu premier objectif mooy fexe woon ba jeunesse bu nekk di intéressé wu jeune bu nekk di intéressé wu ci politique ndax politique mooy ni ko tubaab bi waxee rek mooy li xew ci sa jamono ak sa société nga fexe ba sa loxo nekk ci lépp lu koy defar nga fekkee ko c'est l'art de gérer la société loolu mooy politique liñ leen mësa woon yëpp du politique ndax nit ñi sàcc alal réew mi jënd ay militants loolu du politique dige loo dul def loolu yëpp du politique moo tax ñun Yewwi Askan Wi ànd ak askan wi ci boppam
contrat moral bi ñu bëgg a séq ak askan wi mooy fexe ba defaraat politique ndax yonent yi sax dañoo politique su politique bonoon yonent du politique ndax yonent samp na état nekk président de la république loolu mooy politique mooy defar société bi mais li ñu leen di won nii di politique de balaa may dee ñu naan diw c'est un génie politique parce que mën naa wax lu dul dëgg mën naa naxaate mën naa sàcc alal réew mi mën naa sàcc ay élection ñu ne ah waa ji de c'est un génie politique ay nit di ko bind sax naan génie politique déedéet génie politique mooy fexe ba buñ la wóoloo ba dénk la nga liggéey ba askan wi gis boppam ci liggéey bi nit ñi am liggéey nit ñi faju nit ñi di lekk correctement ak yeneen loolu mooy génie politique. boo gisee américains yi jël seeni présidents yu mag yi ay Lincoln ay truc di leen teg fu sori parce que ñooñu dañoo def loo xam ne ba léegi ñoom ñi gis jeexital bi ci liggéey bi waaye njuuj njaaj rek ñu naan waa ji moo ay ci politique waa ji politicien la ñun de suñuy doom ak suñuy sët dañoo bëgg ñu am beneen image ci politicien mooy kuy defar ku bëgg réewam gëm réewam jiital intérêt réewam ci lépp loolu mooy politique. kon contrat moral boobu ñu séq ak askan wi moo andi lii ñu am ci élection bi ndax élection bi gagné nañ loolu du lu ñuy laam-laame c'est-à-dire même configuration actuelle bi ñu nekk nii rek wala ni élection bi gagné nañ ko ñii ñu jàmmaar lool 2017 127 députés la ñu amoon ci 165 yi 127 députés su ma koy xayma ci wolof mooy téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar ci téeméer ci soo dajalee député yëpp téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñoom loolu la ñu amoon ñenn ñi nga xam ne duggoon nañu assemblée ci beneen anam ne ay indépendant lañu di rocceeku benn di dem di leen fekki ba daanaka bi mandat bi di jeex nii gëm naa ni waroon nañu mat ñoom 140 députés soo seetee non inscrits yi demoon fekki leen kenn xamul toll. donc ku yoroon lu toll noonu ci assemblée bi ñu génn tey ngay xeex naan am naa 82 wala aw ma ko ndax pour am majorité 83 nga war a am kon élection bi ñàkk nañ ko ba noppi ak lu munti am kon ñun ñi ngi sant yàlla gërëm askanu Sénégal ndax bi ñuy sumb élection bi kenn jàppaloon ni dina demee noonu d'autant que nag li gën a yéeme ci mbir mi mooy équipe bee moo leen duma remplaçant moo leen duma ndax ba tey ji sénégalais yu bëri soo leen ne kan tête de liste bi officielle bi ñu bëri xamuñu ko équipe bee moo leen duma kon équipe A bu compétiroon fu ñu jëm loolu moo doy waar ci mbir mi ñun ñu ngi dellu sant yàlla bu baax di wax nag ni défaite bi mënoon na gën a garaaw ci ñoom bu dul woon yenn yi nga xam ne am na bokk na ci intercoalition Yewwi Wallu dox na bu baax nag waaye desoon na tuuti ñenn ñu ko comprendre ndax soo jëlee fu mel ni Louga ñi sànnil carte Wallu bu ñu juumuloon ba sànnil ko Yewwi ñun ñoo gagné Louga avec plus de 2000 voix d'écart noonu la amee ci Mbour noonu la amee ci Bounkiling nga xam ne ñoom waa Yewwi suñu juumul woon dem votel Wallu ni ñu ko waroon defee ñoom ñi ngi am écartu 700 voix te ñi voteel Yewwi foofu te waroon voteel Wallu 900 lañu kon bu amuloon incompréhension yooyu ci ñenn ñi tey fii ñu toog di wax sax naan est-ce que majorité am na wala déet kenn du ko wax kon ñoom daanuwuñu dañu xalangu bay mbërëgu loolu moo am kon lan moo tax sénégalais yi voteel Yewwi ak Wallu ak lan moo tax ñu sanctionné leen loolu dafa baax ñu rappeler ko parce que vote bu nekk dafa war a am explication de vote dañu war a xam li tax lii am néew ma dama